maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk fu mu mënti nekk rek di leen ziar yéen ñëpp di leen bëggee si koor gi si weeru koor bi donc maa ngi ñëwaat ak yéen tamit comme si jus yi ma leen doon wax rek léegi gis ngeen lii pomme la épluché naa ko ba pare léegi dama koy sotti fii si ndox bi su ma ko sottee si ndox bi dama siy def sucre roux waaw léegi après dama koy def ci feu bi jus bu neex la ma ngi nii dama koy def ci feu bi après léegi ma wan leen citron bi citron baa ngi nii defar naa ko ba pare geste de citron baa ngi nii léegi citron bi dama koy def fii ci ndox bi moom tamit citron bi dama koy def ci ndox bi gis ngeen nii ngeen koy daggee mu ngi noonu soo leen ko daggee def nii dagg citron bi yépp ngeen dindi coin yi ci biir ak yu weex yi yépp gis ngeen ngeen def ko voilà ngeen def nii dindi weex yeeg yépp dindi ko après ngeen def sucre roux bi à chaque fois après ngeen def geste d'orange bi et vous me suivez là on le met à cuire voilà léegi gis ngeen li yëpp jus lay nekk maa ngi nii maa ngi koy defar nii bi timit maa ngi koy def nii gis ngeen ñoragul pomme bi la pomme bi nii yëpp sucre la def naa si tuuti sucre fii tamit def naa fi tuuti léegi dañ koy bàyyi nii mu daal di ñor après ma wan leen léegi gis ngeen ñor na léegi après damay jël gingembre bi ma gratter ko nii ma koy gratter bi di gratter ak pot bi yëpp da ngeen koy raxas ba mu set rek ñu gratter ko nii ak pot bi def nii gratter ko ak pot bi gis ngeen léegi nag citron bi tamit mi ngi nii léegi dama leen di wan léegi ni ma koy defee gis ngeen mi ngi nii voilà ak tamit pomme bi léegi damay branché daal di ko waaye ko bi kenn si blender bi gingembre bi mu ngi am xet bu neex si kii bi léegi citron bi moom laay
citron bi sotti ko nii léegi ana ma ñëw wan leen léegi dama siy def sucre vanille bi laay def daal di def sucre vanille à chaque fois Madagascar bi tamit moom dafa neex de trop benn rek ngeen siy def beneen bi mën ngeen ci def 3 léegi jëlaat tout sucre roux mu ngi noonu comme li ma leen wax rek bariwul suukar nag waaw léegi nag après ñu mélanger waat yépp ensemble ngeen nii mélanger naa ko ba pare léegi gis ngeen su ma ko mélanger nii ba pare nag après dama koy def fii gis ngeen jus bu neex la mais bii gis ngeen bee xam ngeen pomme bi boobu togguma ko mais bii pomme bi dama ko togg bii pomme bi danga koy togg te dinaa leen wan tamit ak ananas bi tamit niñ koy defaree ak yooyu yëpp bii gis nga mu ngi génne parfum bu nekk mu ngi génnee fruit bu nekk mu ngi génnee parfum mu ngi génnee citron bi pomme bi ak geste bi de citron bi ak gingembre bi ma ci def mais jus bu neex la soo leen ko bàyyee nii ba mu sedd ba tàngatul ngeen daal di ko def ci frigo bi donc comme li ma leen wax rek ko leen ndogo ba pare rek jox seen borom kër ak seen njaboot ñu daal di ci xewlu gis seen bopp macha allah waaw ndax doo dem di jënd dans les grandes surfaces jus yi nga xamante ni nii doo xam lan lañ ci def bii nag yow yaa jëndal sa bopp yow yaa defar comme à chaque fois li ma leen di wax rek su fekkee ni jënd ngeen pomme yi jënd citron yi ak banaan yeeg yooyu yëpp pesticides yi dafa bari da ngeen di jël vinaigre blanc soo leen jëlee vinaigre blanc daal di ko tremper avec de l'eau froide environ 30 minutes pour dindi pesticides yi nekk si yépp daal di taxaw nag defar seen jus yu bari dinaa leen wan timit comme li ma leen wax ananas bi betterave petit pois dañ koy defar timit jus carotte bi dinaa leen wan yooyu yépp nuñ koy defaree courgette concombre yooyu yépp ak tomate bi dinaa leen wan ñuy defaree yooyu yépp léegi gis ngeen après dama siy def nii ndox rek à chaque fois ndox rek waaw xam nga ndox bi moom li muy defar moom dafa bari sax si nit waaw lii dafa baax si ñi am sax diabète dafa baax parce que tout est naturel waaw si ñi am diabète ak yooyu yépp dafa baax parce que sucre bi déjà c'est recommandé loo gis rek abus baax aussi que ñuy def par ndànk rek xam nga ngi noonu ñuy abuser c'est très dangereux pour suñu santé ñun ak suñu njaboot xale yi ñun ñoo leen di limiter sinon rek suñu leen toppee seeni bëgg-bëgg man xam naa ni ki ma yor moom bëgg na sucre boo xamante ni nii surtout chocolat
mais à chaque fois rek dama koy limiter. Donc voilà gis ngeen nii ngeen di appuyer affaire bi di dem di wàcc nii rek la gis ngeen ndaxte jus bi c'est très facile. Mais comme li ma leen wax rek bouquet final bi nga xamante ni mu ngi ci biir gis ngeen man maa ko yor da ngeen may woo rek laaj ma rek après ma wan leen affaire bi ni ma koy defee nii gis ngeen xaar leen ma wan leen. Def ko ci tasse bi voilà teg nii donc voilà li ma leen doon wax ngi nii gis ngeen touche bouquet final baa ngi nii. Donc jus baa ngi nii pare na soo leen paree rek jël seen yu sedd rek xam nga seddal ko ba mu sedd rek daal di jox seen borom kër rek alaaji bi mu kontaan xale yi kontaan xam nga ñëpp bëggee mu ngi noonu jus baa ngi nii pare na. léegi nag dinaa génn ak yéen tamit si yeneeni xeetu jus xam nga ngeen koy def si weeru koor bi. ku bëgg tamit def ay commande ay jus ay su fekkee ne am ngeen ay xew jus yoo leen bëgg yooyu yëpp ñu ngi fi rek pour ànd ak yéen rek xam nga pour bégal leen. donc mi ngi noonu sama mbokk yi ngeen def seen commentaire ngeen aimé def pouce bu bleu bi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu bàyyiwuma kenn di ko may nag sama sœur bi nekk États-Unis sama taawu yaay maa ngi koy siroté di la ko naanal yaag sa borom kër di ko may tamit sama sœur bi nekk fii à côté xam nga moom ak jëkkëram tamit maa ngi leen koy tegal ci weeru koor bi xam nga di leen wax tamit bon ndogu di ko may sama sœur bi nekk Sénégal soxna Xadi Mbàkke sama sœur bi nga xamante ne nii ku ma taxawu maa ngi koy nuyu bu baax di xool di ko bëggee yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu bàyyiwuma kenn sama sœur yëpp maa ngi leen di nuyu. On se dit à bientôt ñu ndogu ak jàmm et à bientôt inchallah merci beaucoup likez